Preview. salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi taataane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci manifestation bi nga xam ne ni ki tey opposition bi dañ ko waroon a amal loole nag préfet bi da koo daal di gàntal foole ci cité kër góor gi sax ndaw yi patriote yi ñoom ña ngi fa feesoon dell waaye kenn mënta dem mënta dikk ndaxte policiers yi ñoom ñoo baare foofa kii di Ousmane Sonko sax ba mu génnee ngir bëgg a dem mënta jàll da ngeen dégg ci bi dee xibaar ak kàddu yi ci daal di yëkkati di ko ñaawlu ci jamono boo xam ne nag coow li mi ngi ne pour dëkk bi di baax ndaxte ay manifestation ñi nga xam ne nooy jigéenu coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi ngi woote ak dal ci dëkk bi xabaar yi bitim réew yi tàggat yaram mooy ndar képpe bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi taataane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci manifestation bi nga xam ne ni ki tey opposition bi dañ ko waroon a amal loole nag préfet bi da koo daal di gàntal foole ci cité kër góor gi sax ndaw yi patriote yi ñoom ña ngi fa feesoon dell waaye kenn mënta dem mënta dikk ndaxte policiers yi ñoom ñoo baare foofa kii di Ousmane Sonko sax ba mu génnee ngir bëgg a dem mënta jàll da ngeen dégg ci bile xibaar ak kàddu yim ci daal di yëkkati di ko ñaawlu ci jamono boo xam ne nag coow li mi ngi ne pour dëkk bi di baax ndaxte ay manifestation ñi nga xam ne nooy jigéenu coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi ngi woote ak dal ci dëkk bi xabaar yi bitim réew yi tàggat yaram mooy ndar képpe bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. gannaaw bu ngeen déggee li nga xam ne ndaw yi moom la ñu wax kii sax di seen leader di Ousmane Sonko moom bu mu génnee ba daal di bëgg a jàll mënta dem ndaxte policiers yi dañ koo baare fu nekk lu nu mel nag moom ñaawlu na ko gis ne ne réew moo xam ne dañ koy ooyee démocratie lu nu mel di fi am loolu mu ne xel mënu koo nangu ba tax na moom ñaawlu na ko ñu daal di déglu Ousmane Sonko. ndax ab citoyen sénégalais boo xam ne amul benn interdiction bu ko frappé nga ne du génn këram amul sañ-sañu génn këram dem njabootam bu ñu waree génn gis ngeen dama obligé accompagner sama soxla ba fii léegi la sama bon bi jóge marché waaye dañoo bañ taxi bi dugg jàppale ko pour ñu dugal bagage yi loolu nag panique la rek parce que ku ñu ne da ngay manifester nga ne du ñu manifester xam ngeen lii ñu déployé tey ci ay moyens pour ne dañuy tere manifestation am bu ñu bàyyoon manifestation bi lu gën a néew loolu la leen di jaral waaye ñàkk gis-gis ak ñàkk xam-xam ak dëkkee ci panique jox la réew ñu ne la doxalal yoon doxaloo yoon ba mbir mi war laa dab nga affolé dinañ ñëwaat sax fan yi ci wax leen li tax Macky Sall tey mu tiit gi mu tiit te mu jara ko bakkanam plutôt que ñàkk nguur gi parce que moom xam na li mu def dinañ leen ci jox ay firnde yu leer a leer moom ak ñu bëri ñu ko wër loolu mooy li xew Sénégal dafa jot nag Sénégalais yi xam ni bu dee jàpp nañ ni caaxaan ak voté ak dem urne moo fi jëlee Macky Sall dañuy nax suñu bopp il faut ñu won Macky Sall ni moomul réew mi donn ko ci ay waajuram niñ ko joxe woon noonu lañ ko bëggee mu delloo ko nit ñi ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci. moom mi sax di Ousmane Sonko mayuñu ko fu mu yàkkee nakam ndaxte mënta dem mënta dikk ci àjjuma yi tey ji sax mu bëggee dem julli ji juma moom dañ ko tere lu nu mel moom tamit naqarlu ko en tant que jullit gis ne dañ ko tere loo xamante ni obligation la ci moom loole la daal di tiw def fitna ji nga xamante ni nag ñu ngi ko bëgg a yee ci langu politique gannaaw boo xamante ni jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi génnee ñoom tamit wax ne dañuy nuñ mën a def rek danañu daal di mars ci dëkk bi ca geneen welle gi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi ki démb dañ doon amal seen conférence de presse ñoom nag ñi ngi gën a oo ak dal ci dëkk bi ñu dékklu ministre bi nga xam ne mooy Ndeye Saly Diop Dieng ak Zahra Iyane Thiam ci liñ ci wax. defe naa bi ñu commencé ba léegi ci processus électoral dem élection législative lu ne xew na fi waaye saa yu xewee rek dañuy toogaat waxtaan ak sénégalais yi wax leen dëgg parce que sénégalais ñooñu ñor dafa ne dëgg moom robbul boolul ay nopp te sénégalais yi nag ku ci nekk boo dégloo ay wax di nga xam fan la dëgg féete c'est le Sénégal qui est en jeu dootul ay nit ñun nag ñu nekk ay yaay
nekk ay jigéen nekk ay responsable di woote jàmm suñu réew di woote stabilité suñu réew di woote àndandoo woote solidarité ñu xam ne jigéen di woote ci liggéey li nga xam ne suñu président de la république loolu def ci réewum Sénégal ma jaaxle nag dans la première fois dans l'histoire du monde entier ay jigéen toog wër table di woote ay ci réew c'est la première fois ma gis ko jàmm jigéen lañ ko xam damay dem xëy damay gént su ma gisee ay leader yu ne ay femmes leader lañu toog di woo seen bopp ak seen njaboot ci xeex wàccee ci réew pour rayante c'est la première fois dans l'histoire du monde Sénégal jàmm moo ko lal te jàmm rek moo fi am jàmm ju jiitu nañu ñun judi suñu ay yaay ji c'est de génération la ñu ñaan fii ci réew mi lu baax ay mag ñaan ko fi jàmm rek moo fi am ku fi bëgg indi lu jàmm di nga ànd ak si jàmm dem foo xam parce que ñun jàmm lañu bëgg suñu réew parce que nag bu ñu amul jàmm dama jëlale sax conférence de presse damaa jëlale waxtaan waaye damaa jëlale yow sa bopp. xabaar yi bitim réew yi dañu koy dooree ak foole ci Côte d'Ivoire ancien président Laurent Gbagbo ñibbiseem ca foole ci dëkk ba ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 2021 ñenn ñi jàppoon nañu dana ubbi aw xët boo xamante ni maanaam waxtaan ci diggante opposition ak pouvoir bu Alassane Ouattara gannaaw benn at ci loolu ñuy jàppoon ne maanaam jege dana am ngir waxtaan ci projet boo xamante ni dafay jubale réconciliation nationale ca boole réew wanewut loolu ba tax na ñenn ñi daal di samp laaj que ne opposition bi gannaaw benn at ba Laurent Gbagbo ñibbee ci réew bi fan lañ toll ci maanaam ay waxtaan. Togo nag fileek fanweeri fan ci weeru juin 2022 ñoom jàpp nañ ne waratul am benn réfugié bu dëkk Côte d'Ivoire ci àdduna bi ñoom nag fële ci Côte d'Ivoire au commissariat bi nga xam ne dañ ko dénk lépp loo xam ne dafa jëm ci ay réfugié ñoom dañoo signé benn accord de rapatriement maanaam delloo si ñëpp ñoo xam ne seen ay réfugié la nag boole dëkk Togo sax ñoom mën nañ xayma na lu ci tollook téeméeri réfugié ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent sax ñoom ci cérémonie bu ñu leen doon jox passeport boo xamante ni dina tax ñoom ñu mën a dellu ci seen dëkk boole di Côte d'Ivoire daal di dund foole ca moom réew. Commission européenne ñoom dañoo daal di favorable ci statut ci candidat wu Ukraine ngir mu dugg Union européenne gannaaw boo xamante ni nag guerre bi nga xam ne moo am foole ca Ukraine mi ngi toll ci téeméeri fan ak fukk ak ñeent ci ajjuma ji nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñi nga xam ne nag ñooy responsable Union européenne yi ñoom daal di pare daal ngir la nangul immédiatement Ukraine ngir mu daal di nekk candidat daal di adhéré foole nañ ci Union européenne. Pèlerinage à la Mecque dañuy wax nag ci régal yi nga xam ne nii saa su ne dañuy gis ne dañuy am ay coppite bi di yoon nag beneen procédure ngir aminu visa bi ci candidat yi nga xam ne dañoo bëgg a dem daal di aji agence yu bari nag ci foole tugal ñoom danañu daal di empêcher lu ci tollook ay milliers yu pèlerins français ngir ñu mën a daal di def seen juróomeelu ponk ci l'islam bu ñu sukkandikoo nag ci yenn observateur yi nga xam ne ñoom ñi ngi may gët mille mbir ñoom gis ne initiative bu baax la dana permettre ñi nga xam ne dañuy daal di ñàkk sàmmwante ak yoon ci lu jëm ci wàllum aj ngir ñu mën a dakkal loole. xabaar yi tàggat yaram yi dañu koy dooree ak date bi nga xam ne moom la ñëpp doon xaar ci coupe du Sénégal nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin affiche bi nag moo nekk juróom benn fukkeelu affiche ak benn ci édition coupe bu Sénégal moom mi ngi war a opposé Casa Sport ak Étoile Lusitana ñaari club yi nag ñaari club yi nga xam ne dañoo nekk Ligue 1 ak National 1 ci jamono di ñu toll nag rencontre bi waxaguñu fan lañ koy defee mais mën nañ ko jouer mën nañ ko fubalee ci ñenn ñi jàpp ne foole ca Lat Dior
fi mu ne moom leer na nañ ñi ne Omar Daf moom mooy entraîneur bi nga xam ne mooy Dijon FC foole ca France loola ni ki tey ci àjjuma ji lañ ko xam bu ñu sukkandikoo ci tweet boo xam ne club boole ñoom ñoo ko daal di def. NBA Warriors champion NBA saison 2021-2022 NBA moom ni ki tey ci guddi gi la war a jeex 6e mars bi nga xam ne dafa war a dox ci final bi Golden State ak Boston mené 2-3 Celtics yi ñoom amu ci ñu benn droit def benn erreur seen diggante ak Warriors rawatina nag ci nouvelle performance yi nga xam ne moo daal di taxaw XXL bu Stephen Curry Boston moom daanaka amatul dara lu muy def déjà en feu depuis début final bi Curry nag moom dafa récidive ci guddig démb ak fanweeri poñ ak ñeent 7 rebond ak juróom-ñaari passe face au Celtic. xabaar yi tàggat yaram yi sax mooy yëkkati jotaay bi di leen jox dig daje bu ëllëg ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne mooy wax ak ñun.